بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ونور قلوبنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله أكرمه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yéen mbokki jullit yi seen mbokk Mouhamadulahi moo ñëw ci kàttanu yàlla subhanahu wa taala dellu siwaat ci benn waxtaan bu nu defoon ci Layeen TV ak waa Nurul Mahdi mu aju woon ci indi ay tontu ci yenn wax yi nu gis ay nit def ko ci ay vidéo muy circuler ci li nga xam ne ni mooy réseaux sociaux yi wax yooyu jokku ci mbirug Limaamullahi al-Mahdi alayhi salaam ñii ne dañuy leeral ñii ne dañuy weddi comme qualité son bi dafa desoon ci waxtaan bi parce que ñoo ngi ko jële woon en zoom moo tax ma bëgg ci ñu bëgg ci dellu siwaat profité aussi ci occasion bi pour mën a dispatcher thème bi maanaam séddale ko nit ki mën ko comprendre ñu def ko plusieurs séquences mbégte bi ñu jëkk am te muy lu wér mooy ne dañu gis ne tey débat bi avancé na au moins d'un pas parce que maa ngi fàttaliku ne dans les années 90 nit ñi liñ doon débat liñ doon wax mooy ndax Mahdi yu am na wala amul maa ngi fàttaliku ku mel naka Moustapha Guèye nga xamee ni bien que muqaddam Tijane la bokkoon na ci ñi doon weddi ak mbiru Mahdi lu bare may fàttaliku sax ay kàddoom ma jàppoon ko dafa daan wax naan Mahdi yu amul gaañi nan leen seet ñaar Mahdi yu day ñëw andil nu alquran ak sunna ñu ne ko ñoo ngeek moom Mahdi yu ñëw andil nu lul alquran ak sunna ñu ne ko amuñu ci soxla te boobu fekk na ci téere yi nga xamee ni moom mooy téere tariqa bi mooy tariqa tijaniya mbirum Mahdi yu def na ci fàng Cheikh Ahmad Tidiane Chérif radiyallahu taala anhu wax ci waxtu leer mbooleem ñi nga xamee ni mooy kilifa tariqa bi wax ci ñoom it ay wax yu leer ki di sëñ Moustapha Sy dégg nañ ko itamit mu wax ne Mahdi yu du nit système la ci jamono yooyu may fàttali ko aussi débat bu rëy boo nga xamee ni amoon na diggante le professeur Assane Sylla rahimahullah ak kii di Rawane Mbaye mu am ay articles yoo xamee dafa doon paraître ci Soleil articles yooyu sax ñoo ngi leen amee ba tey may fàttaliku ne itamit ci at yooyu am na bés benn ñi ñuy wax sunnit woo ma dalde ni ma seen ustaas yi nga xamee ni ñoo leen jàngal dañ leen wax ni leen Mahdi yu amul ay xuraafaat la ñu tontu woon ci waxtaan ak moom ba ni nga xamee ni sunu mbokk Tayib Socé am un jour muy def émission ci affaire ci waxtaan yooyu mu doon def ci guddi ci RDV ñu doon waxtaan ak moom ci affaire Mahdi yu mu invité woon nu ñu demoon ci waxtaan ba toog fa daanaka benn guddi di waxtaan ci temuk Mahdi ci jamono yooyu maa ngi fàttaliku itamit ci laa bindoon benn brochure wala sax ñaar bu njëkk bi moo doon les fondements de la croyance des sunnites au Mahdi
mooy aqidatu ahli sunna fil mahdi bind itamit beneen brochure moom mooy les signes révélateurs du mahdi moom mooy al alamat al mubashira bi zuhuri al mahdi. léegi nag nit ñi li ñuy werante nekkatul ndax mahdi am na wala mahdi amul d'accord nañ na léegi mahdi am na mais kan mooy mahdi. mu am deux types de réaction bu njëkk bi da ngay gis ci réseaux sociaux yi YouTube wala ci yeneen chaînes yi wala yu mel noonu ñoo nga xamee ne ñoom dañuy saaga rek seen ay saaga la ñu amee jëmale ko ci laayeen mu am ñeneen ñoo nga xamee dañuy woote woo ci alquran ak sunna ne dañuy wan ci alquran ak sunna ne li ñu gëm ci seen alimamullahi almahdi alayhi salaam amul. ngir ñi nga xamee dañuy saaga duñu leen moso topp ci affaire saaga kenn yarewuñu ko kenn xamewuñu ko sunu diine itamit mayuñu ko donc dañ leen bàyyi mën nañu ko ne saaga mais alxafiz ibn asakir dafa doon wax naan yow miy saaga na nga xam ne luxumal ulamaa yi masmuuma yàpp ñi nga xamee ni moom mooy boroom xam-xam yi wala mën nga ne luhumu ahlillahi yàpp ñi nga xamee ni mooy góoru yàlla yi boo demee sëñ Cheikh Makhtar boo demee ci Bushra al Muhibbin mi ngi koy wax noonu la ko waxee waaye ala kulli xaal muy al ulama ñi nga xamee ni dañoo sax ci sunna wala góoru yàlla yi nga xamee ni sunu boroom daf leen gërëm seen yàpp masmuuma lu ñu tooke la alxaafiz ibn asakir mi ngi wax naan wa aadatullahi fi hëtki astaari muntaqisihim maaluma nee na sunu boroom ni muy jëflanteeg ak kiy xotti xormay góoru yàlla yi di leen jéem a wàññi sunu boroom ni muy jëflanteeg moom xam nañu ko moom mooy daf leen di toroxal wa inna man atlaqa lisaanahu fi l ulama bisalbi ibtalaahu llahu qabla mawtihi bi mawti alqalbi falyahdari alladina yuxaalifuuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim mi ngi suratu nuur nee na koo nga xamee da nga joyal sa làmmin ci boroom xam-xam yi nee na di leen ŋàññi nee na sunu boroom dana la nattoo bala ngay génn àdduna nee na sa xol dana dee sunu boroom mi ngi wax ci alquranul karim ne na moytu ñi nga xamee ne ñooy wuute ak ndigalam moom sunu boroom subhanahu wa taala an tusibahum fitnatun fitna dal leen aw yusibahum azabun alim wala mbugal gu metti dal leen ñi nga xamee ne ñoo doon ngàññi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sunu boroom mi ngi wax suratul kawsar inna shani aka huwal abtar ki nga xamee ni moom moo lay ngàññi kooku moo dul am jeexital kooku mooy nekk këtt genn moo tax ñuy wax ne ñooñu nga xamee ne ñooy saaga nañu continuer di saaga bu leen jigéen nañu continuer di saaga ñun Seydina Limaamullahi al-Mahdi alayhi salaam lim nu digaloon mooy buñ leen topp wax nañu ne boo doon dox ba nit dab la dagg sa kurus Seydina Limaamullahi al-Mahdi nee na sëggal nga forcé yi per nee na bu la nee doo ko for nee na demal sa yoon demal nga wuti beneen kurus xam nga kon kooku mi ngi nu doon prouver mi ngi nu doon appeler ci li nga xamee ni moom mooy non violence parce que xam nañu ne la non violence est la loi de notre espèce tout comme la violence est la loi de l'animal Gandhi moo ko wax nee na li nga xamee ni mooy bañ a jëflante loolu mooy mbirub doomu aadama yi waaye nee na jëflante foo toll di violent nee na loolu bàyyi ma yi ñoom ñoo ko moom ñun nag duñu ay bàyyi ma ñun ay nit lañu Seydina Isa ruhullahi nga xamee ni moom mooy taaw Seydina Limaamullahi al-Mahdi alayhi salaam dafa daan wax naan masala kenn du ko tontoo kurpeñ on ne répond pas à une question religieuse par des coups de poing mais par des arguments donc kuy saaga duñu la tontu waaye koo nga xamee ni da nga indi
ay argument yu valable insha allahu taala danañu waxtaan ak yow ñuy ñaan fii tamit bu fekkee weesu na ñiy saaga ñi nga xamee dañuy woote ci alquran ak sunna ñuy ñaan ña nga xamee ni ñoom xamunu ñoom nañu noppi mooy ñi nga xamee dañuy nekk ci wàll di tàccu wala di supporter ñooñu nañu noppi. Donc nous invitons les ignorants de tous bords moo xam ki xamul mi ngi bokk ci ñiy ŋàññi wala mi ngi nekk sax ñun sunu biir ñun waa ahlullahi te xamul mënul tontu na noppi parce que li muy yàq mooy ëpp li nga xamee ni moom lay defar maam Babacar Lahi nga xamee ni doomu Seydina Limaamullahi al-Mahdi alayhi salaam daawoon nay wax naan nit daawoon nay gis nit muy laayil Seydina Limaamullahi al-Mahdi alayhi salaam mu ni ko noppil yow mënoo laayil ma bàyyi am ñoo xamee ni bu leen gisee ñu koy laayil mu bàyyi leen ñu wax donc ki xamul na noppi moo xam fii la moo xam fële la parce que léeg-léeg dañuy gis itamit maal asaf ne sunu biir dafa am koo xamee day tontu mais la muy tontu du noonu bu ko defee léegi ki nga xamee ni dafay yàq dafay ñëw jàpp ci loolu ndax masala mahdi yu ak isa ak dajjal du masala bu simple damay wax ne xobu xël la xajul ci gémmiñu tef ñi nga xamee nag ñooy ŋàññi gis naa ci ñu bare ñoo nga xam ne xamunu masala bi nu mu tëddee réellement te insha allahu taala ci kàttan buur bi subhanahu wa taala comme commencé nañu débat bi danañ leen ko wan ci wan bu leer naññi daf si am nag ñoo nga xamee ne ñoom benn téere rek la ñuy jàng ñëw recopier ko daal dee toog ñëw di ci waxtaan wala ñoo xamee ne dañuy dem ci net bi glaner fay information ñëw teg te fekk pour nga mën a wax ci alquran ak sunna dafa am ay shurut dafa am ay conditions bokk na ci charte bu njëkk mooy il faut mu fekk yow nga lire lu bare ci masala bi ñaareel bi day laaj nga am ay base xam-xam bu wér ci alquran ak sunna ñetteel bi mooy da ngay mën di def tasxiix ak tadif waxuma nga mën ko def à proprement parler mais nga xam nan la ñuy tasxiixee hadis ak nan lañ koy tadife mooy nga jokk ci borom xam-xam yi nga xamee ni ñoom ñooy féetewoo wàll woo nga mën ko lijjanti comme ni Jalaaluddin as-Suyuti dina ko recommandé wa xuzhu xaysu xaafizun anhu nas nee na xadis bu wér da nga koy jëlee fi nga xamee ni xaafis bi moom la ko yaxale wala nga jëlee ko ci benn téere boo nga xamee ni daf ko jagleel di ci rotal ay xadis yoo nga xamee ni dañoo wér kooku mi ngi ci alfiya ñeenteelu condition bi bokk na ci nga am dégg-dégg mooy alfahm waaye dégg-dégg nag loolu moom faveur la boo xamee ni yàlla moo koy joxe du lu nit ki di jàng du lu nit ki di exercer wu mais sunu borom subhanahu wa taala moo koy may nit ki da ngay gis diggante ñaari yonent sunu borom subhanahu wa taala déggloo kii masala bi kële daal day ci juum sunu borom subhanahu wa taala mi ngi nu koy wax ci kaaw Suleymaan ak Daawud bi nga xamee ne am na jur goo xamee dañu ruur toolu ay nit ñu ñëw di ko réclamer ki nga xamee ni moom moo yonent yàlla Daawud alayhi salaatu wassalaam waaye ba Daawud a attee Suleymaan dafa attee neneen moo tax sunu borom ni nag masala ba maa ngi ko déggloo woon Daawud moo tax dégg-dégg xoolal jagle sunu borom la fa fahamnaha Suleymaan wa kullan aataynaa xukman wa ilman wa saxarna maa daawuda aljibaala yusabbixna wa tayra wa kunna faacilin sunu borom nee na masala ba Suleymaan laa ko déggloo woon moo tax dégg-dégg mayeg sunu borom la yàlla nañ ko yàlla subhanahu wa taala may Ibnul Qayyim al Jawzi fi madaarijihi ci madaariju saalikin min nu koy andi bu rafet moom it parce que mi ngi wax naan jàng nañu ci téere Umar ibnul Xattaab
bi nga xamee ni bataaxal bi mu bindoon Abu Musa al Ashari radiyallahu taala anhuma Umar ibn al-Khattab lu mu ko dénku dafa ne ko wal fahma al fahma fi ma udliya ilayk mu ne ko maa ngi lay dénku ngay am dégg-dégg di am dégg-dégg ci li nga xamee ni daan la ko gaaral Ibnul Qayyim nag ñëw dinu wax lan mooy dégg-dégg lan mooy fahm ngëneel goo nga xamee ni suñu boroom subhanahu wa taala daf koy jagle ñenn ñi xañ ka ñenn ñi mu ne fal fahmu nicmatu min allahi ala abdi wa nuurun yaqdifuhu llahu fi qalbi nee na dégg-dégg xéewal la goo nga xamee ni dafa jóge ci yàlla jëm ci jaam bi leer la goo nga xamee ni yaqdifuhu llahu fi qalbihi yàlla moo koy sànni ci xolu jaam bi bu ko defee jaam boobu mu ko def ci xolam yaarifu bihi mu cay xame wa yudriku ma la yudrikuhu gayruhu wala yaarifuhu mu cay xame loo nga xamee ni keneen du ko ci mën a xam fa yafhamu min an nassi ma la yafhamu gayruhu nee na bu ko defee texte yi ki yàlla may dégg-dégg daf ciy dégg loo nga xamee ni xoola ñeneen ñi duñ ko ci mën a dégg te montin nee na léeg-léeg ma istiwaihima fi xifdihi te montin léeg-léeg ñoom ñoo bokkoon sax classe bi ñu koy jàng wa fahmi asli maanaahu dégg-dégg ba cosaanu baat yi ñoom ñoo ko yem waaye nee na nag gis nga kenn ki dafa raw moroom mi lu sore ndax fal fahmu an illahi wa rasulihi unwaanu siddiqiya wa manshuru lwilayati annabawiya jagle la bu sunu borom defal ki nga xamee dafa dëggu ba pare dafay balle ci li nga xamee ni mooy balluwaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na ci loolu nag ci dégg-dégg boobu nga xam ne moom la nit ñi di wuute wa fiihi tawaafatat maratibul ulama mu ne ci la boroom xam-xam yi di wuute nga déglu li mu jeexe xatta udda alfun bi waaxidin nee na da ngay dem ba benn boroom xam-xam benn boroom xam-xam dafay dem ba dégg-déggam dafay wecc ku junni dégg-déggu boroom xam-xam day ëpp niveau beneen boroom xam-xam boo nga xam ne ñoom ñoo jàngandoo woon wala ñoom ñoo yem ci texte yi nga xamee moom la ñuy jàng dafay dem ba dal de koy raw junni yoon ñuy ñaan suñu boroom subhanahu wa taala ci mbaaxam ak yërmandeem dégg-dégg boobu nga xamee ni moom la jagle woon Suleymaan alayhi salaatu wasalaam di ko jagleel ay nitam di ko jagleel ay boroom xam-xamam ba ñuy raw seeni moroomi boroom xam-xam junni yoon yàlla na ko yàlla subhanahu wa taala defal yàlla na ko yàlla subhanahu wa taala def ci sunu dënn def ko ci dënnu mbooloom julit ndax ngëneel la bu ngande bu rëy rëy Umar ibnul Xattaab ba tey mos na toog waa ahlu badr wër ka ak ñeneen ñu bare mu laaj lu jëm ci suratu nasr saar bi ida jaa nasrullahi wal fath mu ni nan ngeen ko déggee Abdullah ibn Abbas xoolal la daal dee ne man de dama ci dégg ne sunu boroom subhanahu wa taala dafa tàggee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gàppam dikk na waaw te xoolal saar bi boo ko xooloon Ibnul Qayyim mi ngi wax rahimahullah wa ayna tajidu fi hadhihi sura al i'laama bi ajali lawla al fahmul xaas nee na fan ngay dégg ci sóoratu iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'ayta an-naasa yadxuluuna fi diinillahi afwaaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kaana tawwaab fan nga ciy dégg ne sunu borom mi ngi tàggee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gàppam ñëw na doo ko gis ci texte bi nii flagramment kon nag sunu borom subhanahu wa taala moo ko jagleel Abdullah ibn Abbas te loolu itamit feeñ na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ko ka ñaanaloon bés yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa dugg ci douche bi génn fekk ñu tegal ko njàpp qaal man wadaa hada kan moo ma tegal njàpp bi fa uxbira ñu xamal ko fa qaal allahuma faqihu fi ddin ñu ni ko Abdullah ibn Abbas la mu fëgg dënn ba daal dee ni ko mu ni sama borom yàlla nañ ko déggloo diine faqihu fi ddin boo demee ci musnad imam ahmad xadis bu njëkk bi mi ngi ci Bukhari boo demee ci musnad bi imam ahmad daf ca yokk ne allahuma faqihu fi ddin wa allimhu ta'wil yow yàlla nañ ko déggloo diine te yàlla nañ ko yàlla may pouvoir
muy mën a interpréter li nga xamee moom mooy nusuus yi parce que forme boobu dégg-dégg rek moo fi des dama ciy insister parce que Ali ibn Abi Talib Abu Juhayfa laaj na ko ni ko yéen hal indakum shay'un min al wahyi illa ma fi kitabillah ndax yéen waa ahlu bayt am ngeen dégg-dégg bu wuuteeg li nga xamee ni moom moo nekk ci téere yàlla bi imam Ali ni ko déet la walladi falaqa alhabbata wa baraa annasama ma alamuhu illa fahman yutihi llahu rajulan fi alquran mu ni ko xaw ma ko lu dul dégg-dégg boo nga xamee ni nit ki sunu boroom subhanahu wa taala mën na ko may ci alquran am na yeneen yu mu ci teg mais li nga xamee ni moom laa bëggoon indi moom mooy parce que dafa ni wa ma fi hadihi saxifa qultu wa ma fi hadihi saxifa qaal al aqlu wa fakaaku al asir wa an laa yuqtala muslimun bi kaafir kon liñ ci dégg ñun mooy sunu boroom subhanahu wa taala jagle léeg-léeg dafay jagleel ay nit dégg-dégg ci li nga xamee ni moom mooy nusuus yi jagle googu nag da nga koy gis ci waa ahlullahi mooy ñi nga xamee ñoom ñoo gëm seen alimaamullahi almahdi alayhi salaam ndax sunu boroom daf ko boole ak góor ñoo nga xamee ni ñoom ñooy taxawal woote bi ñoo koy taxawal ci seen activité ñoo koy taxawal ci seen ndimbal ñoo koy taxawal ci seen jëmm ñoo koy taxawal ci seen alal ñoo koy taxawal ci seen dégg gunu dégg diine wa lahu rijalun ilahiyun yuqimuuna da'watahu wa yansuruunahu boo demee cheikhul akbar ibnu arabi rahimahullah nee na sunu boroom dana boole limaamul mahdiyu ak rijalun ilahiyun te gis nga fii du hasard que cheikhul akbar wax ilahiyun nga xamee dafa mel na laayeen parce que exactement loolu la parce que ahlullahi laay boobu ngay dégg moom mooy allah 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 nee na góor yàlla yooyu nee na yuqimuuna da'watahu ñoom ñooy taxawal wooteem wa yansuruunahu ñu koy dimbale mais gis nga ndimbal googu ñu koy dimbal dul jaagin dañuy indi lu bees déedéet parce que lépp sunu boroom subhanahu wa taala jox na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox na ko alquran ba pare jox ko misluhu maahu waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko sunu boroom jox na ma alquran waaye jox na ma innama utiitu alquran wa misluhu maahu sunu boroom jox na ma alquran waaye jox na ma itamit lu nit mel moom mooy sunnaam ci biir sunna ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lépp ñëw na ci lépp wax nañ ko comme nit ki mënu fi indi lu bees xam nga nit ki lu muy indi moom mooy dégg-dégg bu bees boo nga xam ne kii dégg ko woon ci nusuus yi loolu tax sunu boroom subhanahu wa taala chaque 100 ans chaque siècle muy renouveler diine ji parce que léeg-léeg dafa am loo xamee daf ciy sànku ci dégg-dégg nu nu war a dégg texte yi ñoo ngi fi naam parce que texte yi duñ fi mos a jóg waaw texte yi duñ fi mos a jóg texte yi ñoom dañ fiy nekk li nga xamee ne mooy dàqu mooy ay boroom xam-xam yu ko dégg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko inna allaha la yaqbidu al ilma intizaan yantaziuhu min al ibad walakin yantaziu al ulama hatta lam yabqa alimun ittaxada nas ru'asaan juhalan fa su'ilu fa aftaw bi gayri ilmin fa dallu wa adallu waaw hadis bi mën na am peut-être am na loo xamee ni xëy na comme gëj naa ko kii xëy na am na lu ma ci teewul mais à peu près loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax nee na sunu boroom du jël xam-xam noonu rek d'un trait déet sunu boroom waaw dafay jël boroom xam-xam yi bu jëlee boroom xam-xam yi bu fi boroom xam-xam desul kenn dootul dégg texte yi donc tout a déjà été dit moom la Fridtjof Schoon benn boroom xam-xam bu mag waaw mu ni en réalité tout a déjà été dit mais il s'en faut de beaucoup que tout ait été compris par tout le monde nee na lépp wax nañu ko waaye ñëpp dégguñu ko te loolu moo am tey waaw il ne saurait donc être question de présenter des vérités nouvelles nee na kon kenn du fi indi ay dëgg yu bees mais mu ne en revanche ce qui s'impose à notre époque et même à toute époque s'éloignant de ses origines c'est de fournir à quelques-uns
des clés renouvelées, plus différenciées et plus réflexives que les anciennes, mais non meilleures, pour les aider à redécouvrir des vérités qui sont inscrites d'une écriture éternelle dans la substance même de l'esprit. nee na nañuy gën a soree jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su ma ko tawilee noonu gis nga dégg-dégg gis nga dafay dem moo tax sunu borom di yabal ay borom xam-xam ay mujaddiduun waaw inna allaha la yab'asu ala ra'si kulli mi'ati sana man yujaddidu li hadhihi al umma amra diiniha sunu borom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko garantie la nee na sunu borom dana yabal ci téeméeri at yu nekk nee na ko nga xamee ni day ñëw di yeesal diine ci mais gis nga mujaddiduun yooyu yëpp ngay gis noonu ki nga xamee ni moo leen jiite ñoom ñëpp moom mooy Seydina Limaamullahi al-Mahdi alayhi salaam donc du ay xam-xam yu bees waaye dégg-dégg yu bees la moo tax ñenn ñi dañu am ay clé de compréhension yoo xam ne dañu koy jeex ñeneen ñi pour ñu mën a ubbi li nga xamee ni moom mooy dégg-dégg yi insha allahu taala moo tax may wax itamit ci benn téere bu may taalif il ne s'agira jamais ici de vérité nouvelle mais d'indications nouvelles résultant de profondes réflexions sur les sources des questions eschatologiques en relation avec les faits religieux et historiques de la communauté layène. Elle mérite bien d'être versée au patrimoine de l'eschatologie musulmane. Voilà. Mané, donc du ay dëgg yu bees mais ay junj la yu bees ay joxoñ la yoo xam ne yu bees nit ki mën ko jariñoo ci wàllug dégg-dégg ñun nag li tax ñu mën a dégg masala mahdi mooy dañu jàkkaarloo ak Seydina Limaamullahi al-Mahdi moo tax may wax ne notre intime conviction est que seuls les laïens sont en position de faire avancer l'eschatologie musulmane parce qu'ils sont par la grâce de Dieu le Très-Haut les uniques témoins oculaires de la réalisation de prédictions d'antan du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur le Mahdi, Isa ibn Maryam et autres. Ma teg ci quel honneur mais aussi quelle responsabilité. Kon waa ahlu laay ñoom ñoo mën a indi li nga xamee ni moom mooy dégg-dégg yu bees parce que ñoom ñoo jàkkaarloo ak Seydina Limaamullahi al-Mahdi alayhi salaam parce que ñu jëkk ñi dañ doon def ay scénario maanaam dañ doon dessiner ay dañ doon maanaam il travaillait comme ni ma ko sama benn xarit fan yële di wax biñ ciy waxtaan ci cassette bi mu ko dégloo pare mu ne ñooñu il travaille dans le virtuel nous travaillons dans le factuel effectivement c'est vrai ñun dañuy partir des faits les laïens vivent quant à eux les textes dans la plénitude de leur réalisation ils corrigent les erreurs commises par-ci par-là dans leur appréciation car aussi bien informé qu'on soit on n'égale jamais le témoin oculaire nit lu ko xamal mënul yam ak ki nga xamee ne dafa gis moom la Ibnu Abbas doon wax naan laysa al muxabbaru kal muayyin nee na ki nga xamee ne dañu ko xibaare mënul yam ak ki nga xamee ni dafa gis moo tax may wax ne nous les laïens par la grâce de Dieu le Très-Haut nous vivons les textes alors que d'autres les suivent les visions diffèrent la certitude de la science est au-dessus de la science de la certitude ma teg ci ne l'œil sur la chose est au-dessus de l'intelligence sur la chose vivre la réalisation des textes du Mahdi dépasse toute science sur ces textes ñun dañuy dund textes yi parce que li ñu ci dimbali mooy leeru ngëm gi nga xamee dañu ko gëm Seydina Limaamullahi al-Mahdi alayhi salaam ànd ak leer googu di dugg nag ci li nga xamee ni moom mooy nusuus yi parce que ki nga xamee da ciy wax di ci réfléchir rek te dundul li nga xamee ni mooy réalité bi dafay juum parce que toute réflexion sur l'avenir nous apporte plutôt que des certitudes en réponse à nos incertitudes d'avenir des incertitudes en réponse à nos certitudes présentes kooku benn tubaab moom moo ko wax moom mooy François Guizot mu ne la prédiction peut porter sur des événements soumis au calcul de la prévoyance la prophétie toujours indépendante des calculs de la raison ne peut être que l'effet de l'inspiration. Ainsi, on prédit une éclipse ou l'événement d'un procès, mais Daniel avait prophétisé la venue de Jésus-Christ. Donc, li mu bëgg wax mooy xalaat nii rek du la gindi ci li nga xamee ni
moom mooy ñëw te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ka dafa am loo nga xamee nit ki da koy dund pour mën ko taxawee insha allahu taala lii dama ko doon expliquer ci affaire dégg-dégg li ma bëgg wax léegi xam nga mooy lan ki nga xamee ni nag daf nuy woo wala day woote woo ci alquran ak sunna bu nu ko dégloo teewlu ko danañu xool ban tontu la ñu mën a wax ci li nga xamee ni moom la indi fii nag dama ciy tànn kenn parce que moo may servir de prétexte pour répondre ñeneen ñi li may wax donc dama koy intituler réponse à Oumar Sall et consort parce que xam naa ni am na ñu bari ñu nekk ci gannaaw maa ngi ko doon wax fële donc soxlawul ma ciy dellu si du jaagit ne moom dafa am niveau wax ci parce que dalaa wan léegi ni leen moom amul niveau wax ci sur le plan de la forme ak sur le plan du fond moom amul xam-xam pour mën ci wax waaw parce que pour nga mën wax ci masala bi dafa am lu bari loo nga xamee da nga ko war a jàng xam ko foofu laay wax ne xam-xam kenn du ko tefesu da nga koy xuus boo ko mënul xuus dem ba ca biir xoolal li ngay def du am benn njariñ donc damay indi li nga xamee ni moom la Oumar Sall wax teg ko analyser ko wan la ni la amul niveau wan la itamit ni la moom xoolal masala bi déggu ci dara léegi nag ñi nga xamee ni ñoo nekk ci gannaawam parce que xam nañu leen parce que stratégie bi xam nañ ko ah moom mooy da ngay am benn lièvre boo nga xamee ni moom mooy daw bu ko defee lièvre boobu moom mooy soulever les questions yow nga nekk ci gannaaw yaakaar ne kenn xamu ko fekk stratégie boobu yëpp dañu ko xam mbokk lan la Oumar Sall wax dafa am ñaari cassette yëpp ñoo ngeeg moom te fii aussi may wax nit ki ne duma ci waxal Oumar Sall loo nga xamee ni Oumar Sall wax ko wallahu ala ma naqulu wakil sama boroom laay jël comme seede parce que yi mu wax dama koy delloo di ko transcrire ba nga xamee ni mënoon naa transcrire cassette ba mu jeex donc lu ma ci wax rek jàppal ne Oumar Sall moo ko te su fekkee am na loo nga xamee ni moom wax ko nañu wax ne moom waxul lii mais du mos am insha allahu taala dafa am ñaari cassette benn bi moom mooy rihla da'wa mooy bi mu duggee ci gaal gi jëm Bettenty dafa am beneen boo xamee ni mooy le Mahdi et les faux Mahdi le vrai Mahdi et les faux Mahdi et cetera donc ñaari cassette yooyu rek laay analyser pour le moment te analyse bi xam naa ne du mën a jeex ci kii bi mais danaa ñëw ci beneen waxtaan insha allahu taala complété ko ci ay waxtaan sax complété ko ñaari cassette yëpp ñoo ngeeg moom ku bëgg mën nañ la ko envoyer soo ko bëggee pour nga mën a vérifier li nga xamee moom la ñuy wax ci Rihla Da'wa boobu c'était en mars 2012 mooy bi dauphin yi génnee mi ngi critiquer mi ngi dugg ci gaal gi benn xew-xew te foofu dafa ñaawal wax ji fii nag damay wax ne que nit mën nga sax critiquer parce que tu peux ne pas être d'accord avec moi tu peux me critiquer waaw mais nit ki na rafetal loo xam parce que boo rafetalool sa wax yow rek yaa koy regretter man du ma ko regretter da nga koy dégg muy wax naan benn xew-xew bu am Dakar ay dauphin feeñ fa waaw nit ñi jàppe ka ay mu'jizaat ak ay karamaat waaw nee na ki nga xamee ni amul yëg-yëg daf koy jàppe lu rëy mu ni ay xuraafaat mu ne lumière yi sax dañuy attirer ay dauphin ak sonorisation waaw Iblis dana def lu mel noonu waaw dégg nga ah awliyaawu seytaan ñooñu dootul jar ñu julli dootul jar ñu woor góor ak jigéen jaxasoo Iblis dana indi benn miracle waaw yàlla yónni paate xam nga lo jullit nekkatu fa et cetera ay objet d'art ay artiste waaw ay caaxaan waaw donc dama yam fii rek dama gàttal foofu léegi wax yu mel nii boo koy dégg da ngay xam ni dafay génn sax cadre li nga xamee ni moom mooy critiquer mais qu'à cela ne tienne waaw li nga xamee ni moom laa bëgg
jëkk wax mooy yi nga xamee ni ay ironie la moom la tubaab di wax ironie mooy jéem a mokke du ma ci tontu li nga xamee ni ay wax yu ëpp la du ma ci tontu nit ki bàyyi naa ko je le laisse avec sa conscience mais pour wan la ne moo amul niveau wax ci dama lay indil rek misaal bu gàtt bu njëkk bi boo xoolee rek ci parce que ahadis yi mi si wax yépp incha allah dana am yoo xamee danaa si ñëw parce que mënuma topp tout le temps di toppaatu ay erreur parce que moom dafa mel na su may xool nii moom li mu wax dafa mel na benn copie rek élève bu CM2 buñ ma jox ma koy corriger di corriger y a trop de fautes ci affaire bi ma jox la ci ay misaal xadis bu njëkk bi nga xam ne xadis muslim la bi mu koy wax nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa génn daal dee ni saaba yi ma tazakaruun xadis bi am na mais ni mu waxee xadis bi moo amul parce que moom dafa war a jàngiwaat xadis bi moom la mënul lire bu wér mënu ko vocaliser maas yi da ngay xam ne kii xoolal dafa am beaucoup de failles ci li nga xamee ni mooy naxwu mooy grammaire moom dafa war dem jàngiwaat ajrum peut-être ak ay naxwul waadix wala ay ibnu malik ak et cetera déglul ni Alioune Oumar Sall di waxe xadis bi te loolu li may wax nii nit ki moom ci boppam bu ko déggee dana xam ni li ma wax dëgg la ndax dana ko reconnaître wala du ko reconnaître kooku c'est son affaire mais man li may wax lu am la nee na bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma tadhakaruun Oumar Sall mi ngi jàng xadis bi qaalu nadhkuru saa qaal innaha lan taquuma xatta taraw moom la Oumar Sall wax xadis bi waxul taraw xatta taraw na xatta taraw na xadis bi xatta taraw na la wax donc nit ki foofu da ngay xam ne dafa mënul vocaliser affaire bi xatta taraw na qablaha moom wax ne ashru ayatin déedéet maf'ul bihi la xatta tarawna qablaha maf'ul bihi ba moo ñëw mooy complément d'objet direct xatta tarawna 10 ayatin fa zakara ad-dukhana wad-dajjala wad-daabata wa tuluu'i shamsi na nga déglul Oumar Sall la du wa tuluu'i shamsi wa tuluu'a shamsi maas bi ci kaw lay nekk parce que toujours maf'ul bihi la noonu lañu ko doon jàngale dans les années 80 bi ñu nekkee fële à l'institut islamique moo tax fii da ngay xaw a yéemu parce que ñun ci ay leçons yu élémentaires la ñu jàngaloon loolu ñun bu la neexee nga ne ay francisants lañu parce que dañoo jàng université ba génn ba pare doo ngay dem jàngi ulumu diin donc ñun sax ñun à la rigueur bu ñu doon def genre faute yi nit sax mën nañu ko tolérer parce que dañu naan kii sa spécialité c'est pas l'étude des sciences de la langue arabe et cetera parce que étudier la langue arabe ak étudier les sciences religieuses c'est un peu différent donc moom day wax wa tuluu'a shamsi min maghribiha wa tuluu'i shamsi min maghribiha déet du wa tuluu'i shamsi wa tuluu'a shamsi maas ba ca kaw lay ne wa nuzuli isa moom la wax du wa nuzuli isa wa nuzula isa ibn maryam alayhi salam wa ya'juj wa ma'juj mu ni wa thalathatu du wa thalathatu wa thalathata xusuufin mu ni xusuufin dégg nga du siin la xusuuf mu ne xasfun du xasfun la bil maghrib mu ñëwaat ne xasfun déedéet xasfun du xasfun la bil maghrib mu ñëwaat ne xasfun du xasfun la bi jazirati al arab wa axiru dhalik naarun taxruju min al yaman tatrudu naasa ila mahsharihim gis nga lii nag gis nga difficulté de vocalisation yooyu moom mooy ñëwaat ci texte bi lu bare waaw am na benn xadis bi mu koy jàng itamit da ngay gis da nga koy gisaat bi mu ñëwee ci benn xadis bi mu naan la tazhabu dunya aw la tanqadi dunya hatta yamlika al araba rajulun
xam nga xatta dafay nasab verbe bi nga xamee moom moo topp ci moom mais gis nga da ngay bi mu koy firi xam nga lu mu wax xatta yamlikul arabu déedéet boo waxee loolu rek da ngay changer maanaa bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam li wax àdduna du jeex feeg yiliful arab yi góor min ahli bayti ko nga xamee sama waa kër lay bokk yu waatewu ismuhu ismi moom mu ni xatta yamlikul arab dafa changer maanaa bi waaw c'est fait exprès wala dafa juum ala kulli xaal du noonu xatta yamlikal arab bokkul ak yamlikul arab parce que boo nee yamlikul arab rek da ngay wax ni ba arab yilif donc fii te boo xoolee juum googu mu juum ci ni mu maase baat yi ak ni mu koy waxe moo tax muy naan kon ku dul arab mën nga dem noppalu ji waaw parce que kooku di ñëw bakkan bi dafay gudd te ñun suñu bakkan dafa tàcc aqnal anf waaw mu ne kon kuy africain mën nga kii ma ni ko bay mais xanaa Afrique dafa amul arab wala Afrique dafa amul des descendants du prophète dafa amul ay shurafa donc da ngay gis ne kii problème am son premier problème moom mooy c'est un problème de vocalisation problème naxu la am gis nga lii nag incha allahu taala suñu amee temps parce que amuñu temps même tontu bii nga xamee moom laa koy tontu aw ma temps amoon temps wu tontu Oumar Sall amoon temps wu tontu itamit ñoo xamee ne ñoo nekk si alxuraan ak sunna rek xaw ma ak ñeneen sunna TV et cetera parce que maa ngi woon ci ay travaux je suis en train de d'écrire parce que les paroles s'envolent les écrits demeurent donc bind bi mooy ëpp solo li nga xamee ne moom mooy wax ci mais dafa am sama benn mbokk sama benn jigéen dafa woo mu ni ma am na suñu benn mbokk boo xam ne daf ko naqarlu vraiment li nga xamee ni moom la ñuy def ni si net bi jël Seyna Issa di ko baare kanam gi def ci rouge ah nekk di wax ay wax yoo xam ne wax yu déplacé la xoolal ma xool loolu ma ni bon attends je vais consacrer peut-être un peu de mon temps pour mën a tontu ci lii en même temps aussi incha allahu taala puisque nit ki commencé nga ci wax il faut aller jusqu'au bout masala yi nga xamee ni incha allahu taala ñoom ñëpp dañu koy wax sur le nom du Mahdi sur le nom de la mère du Mahdi te loolu masala boobu sax mosul am moom Oumar Sall moo fi indi le nom du père du Mahdi le problème de Dajjal incha allahu taala danañu ñëw ci question yooyu gis nga ne xoolal mën naa la citer yeneen yu bare waaw wa isma abi ah wala nga dégg mu naan ismuhu ala ismi loolu amul ismuhu ismi bon bu lii passé ci forme bi ay erreur yoo nga xamee dafa am au plan grammatical ci wàllu nax bi ak ci wàllu firin bi dama lay relever en attendant ñaar wala ñetti contradiction yoo nga xamee ni moom li mu wax ci cassette ba la dafay wuute ak li mu wax ci cassette bi en attendant ma ci dellu ci en détail parce que léegi comme c'est déjà lancé danaa ñëw dellu ci moom sur l'ensemble peut-être de ces erreurs de fond da nga koy dégg moom ci cassette bu njëkk bi dafay wax ne Mahdi yu bu ñëwee Muhammad lay tudd mënul sax tudd Ahmad Mahdi yu bu ñëwee Muhammad lay tudd mënul sax tudd Ahmad boo ñëwee ci ñaareelu cassette bi da nga koy dégg mu wax ne Mahdi yu turam mooy Muhammad wala Ahmad nga dégg ci lan yow fële yaa ngi insisté nga ni mënul sax tudd Ahmad fii nga ñëw ne Mahdi yu bu ñëwee Muhammad lay tudd wala Ahmad mais am na bu gën a garaaw moom mooy bi mu wax ci yaayu Mahdi yu mu ne Mahdi yu bu ñëwee yaayam turu yaayam mooy turu yaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xoolal loolu laa wax ne turu loolu laa wax ne amul benn téere booy dem fekk fa incha allahu taala ñëwal ci dawaawin mooy téere ulama ahlu sunna wal jamaa wala nga ñëw ci ahlu shia doo fekk fenn sax fu ñuy waxee
ci turu yaayu limaamul mahdi parce que texte amu ci gis nga lii nag la ñuy wax loo nga xamee ne xadis mawduu la moom Oumar Sall moo créé xadis bi te dama koy invité moom su fekkee dëggu mi ngi si moom su fekkee texte bi am na nanu ko andil su fekkee am na benn texte ci ulama ahlu sunna wal jamaa bu wax ne turu yaayu mahdi yi moom mooy turu yaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nanu ko andil qul haatu burhanakum in kuntum sadiqin qul fa'tu bi kitaabikum in kuntum sadiqin waaye nag wóor na ma ne wa in lam taf'alu wa lan taf'alu du ngeen ko mos a def loolu la alquran wax du moom Oumar Sall du moroomam ñoonu mën a andil gis nga xadis bu wax ne turu yaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mooy turu yaayu almahdi amul fenn moom Oumar Sall moo ko créé moo tax boo xoolee ci deuxième cassette bi ñëwul ci loolu xam nga pourquoi parce que léeg-léeg waxtaan yi ñuy def benn wala ñeeni mbokk yi ñuy def benn nit ki bu ko corfatee dafay daal di rectifier boppam mais du wax ne rectifier na parce que dafa am ñoo xam ne ñoo topp ci gannaawam moom mooy seen zënd moom mooy seen borom xam-xam du am ngoru dellu ci gis nga ñun ñii di la wax nii bu nu juumoon ci ak lu mu mënti doon nga wax ni dañ ci juum insha allahu taala ñun daañu reconnaître dañ ci juum amuñu ci problème ñun parce que errare humanum est sed perseverare diabolicum xamalo juum ci nit la bokk ñun insaan lañu yàlla tudde xoolal waaye gis nga nuur ci erreur loolu mbiruk seytaan la ci problème mu dajjal mi ngi ciy wax na ci problème mu turu papa yonent bi limaamul mahdi mu ne turam moom mooy turu baayam parce que moom foofu la xam-xamam yëpp kooku danaa ñëw masala bi insha allahu taala leeral ka moom ak ismi waaw parce que du moom rek Oumar Sall moom moo juum ci masala bi xoolal boroom xam-xam yu jëkk ya laa la wax ak boroom xam-xamu jamono ak ñu mujj ñii ñoom ñëpp laa wax ñoom ñëpp daanaka ñi ci ëpp dañ ci juum li nga xamee ni incha allah ñoo ngi koy leeral ci turuk al mahdi xoolal gisuñu ko ci benn téere sunu boroom subhanahu wa taala nee naa la mooy jagleel waa kër limaamul mahdi ñoom ñooy mën a lijjanti lëndëm yi am ci ahadis parce que nit ñi liñ ci xam ci turuk mahdi yu bu ñëwee moom mooy turam moom mooy nekk Muhammad turu baay moom mooy nekk Abdullah turam mooy nekk Muhammad mën na nekk mais turam mën na nekk leneen parce que ahadis yi du ismi rek moo am sama tur moom mooy turam mooy sama tur déedéet dafa am juróomi riwaaya yoo nga xamee ni mën nga leen tënk danaa si ñëw insha allahu taala ci prochaine cassette wala yooyu dafa am ismi am ismuhu yuwaati'u ismuhu ismi mu am ismuhu ka ismi mu am ismuhu ismu nabiyin mu am ismuhu ismu abi waaw lii nag suñu ko waxee léeg-léeg nit ki sax mën na ko jaaxal mën na ne waa mais waa ji fan la jëlee lii loolu insha allahu taala danaa si ñëw ci prochaine cassette surtout ci bi ma jëkk wax ni ci foofu laay tàmbale insha allahu taala mooy ci turu li nga xamee ni moom mooy limaamul mahdi mbokk insha allahu taala damay yemandi fii parce que bëgguma ko def ay waxtaan yoo nga xam ne waxtaan yu gudd la yoo nga xamee dafay naka bi déglu parce que léeg-léeg nit ñi avec le temps dañuy commencer fatigué insha allahu taala ci prochaine cassette bi danaa ñëw waxtaan ak yow sur le nom du mahdi waxtaan ak yow ci li nga xamee ni moom la ci Oumar Sall ak ñeneen ñi wax bu ko defee insha allahu taala mu leer
luñ ci wax te muy noonu yal na ko yàlla subhanahu wa taala gërëm luñ ci wax te du noonu yal na ko yàlla subhanahu wa taala far ci xol yi te watte ci maanaa yi nga xamee ne ñoom ñoo gën a sell allahuma salli wa sallim wa barik ala sayidina mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain amin